soxal na éleveurs yi bu baax a baax muy toxémie de gestation bu ñu jógee foofu mbokk yi xarit yi danañu jéggal kàddu gi ki nga xamante ni moom mooy monsieur docteur Niang Diallo moom dana waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne mooy thème bi impact socio-économique des femmes et jeunes de l'élevage au niveau local mbokk yi nag ci loolu ñu ngi ci ànd nag ak mën naa ne toute la crème de l'élevage du Sénégal waaye également toute la crème de la science de l'élevage fii nga xamante ne moo di diwaanu banlieue bi ku mel ni docteur Niang mi ngi fi teew ak yeneen i docteur ndax ku lim da ngay juum kon nag ñoom ñoo fas yéene daal di rotal seen xam-xam ñun ñu taataan su ko defee bu ñu demee ca biir box yi ak bergerie yi daal di koy jëfandikoo mbokk yi xarit yi nii la programme bi tëddee bu ñu paree ci loolu nag daal di jégal kàddu gi nag ki nga xamante ni mooy le directeur de l'élevage monsieur Dame Sow mu daal di addu kon nag mbokk yi defe naa ne bu nees tuut nag ñu daal di tàmbali li nga xamante ni moo di programme bi ci ndigalu président Ahmed Gueye. liñ fi def yëpp yàlla si yàlla def barke xale yi nga xam ne aussi ñoo organiser lii te def ko rek ngir dundal élevage dundal seen dox seen gox yàlla na yàlla gën leen kàttanal pour que incha allah lii ñu mën ren bu déwénee man lu ko ëpp. fi ñu bëgg dem yóbbu seen gox ak élevage bi fi ñu ko bëgg yóbbu yàlla na yàlla si jàppale ba lu bu gën a kawe seen jot kon nag ñu bokk ñun ñëpp jàng Fatiha ayatul kursiyu lixlaas xalax ak naasi tëje ko salaatul ala nabi bu waay jëfandikoo bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم فتح من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس مالك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. léegi nag ñu ngi dugg nag ci li nga xamante ni mooy programme bi ki ñuy njëkk a jox kàddu bu fekkente ne président Pape Gueye voilà donc ñu woo le délégué de quartier. mu ñëw daal di joxe nag li nga xamante ni voilà ñu dalal délégation yi ba pare voilà monsieur le maire ñu ngi géey kàddu gàngoog nga daal di dalal gan yi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ban sante yàlla ñuy jëlu Seydina Muhammad di sant suñuy waajur di ñaanal sama waajur bu góor bi jiitu ñu ko ñaanal yàlla suñu borom xaare ko àjjana ak mboolem ñu ko fa fekk ak ñu ko fay fekk ci barke yonent bi. beneen bi si topp mooy ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant yàlla bu baax jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa kocc nag wax ji du bari parce que temps bi may na ko parce que sunu papa ñaan na. li mu bëgg daal mooy te asas bi bëgg ko yóbbante ma ko
man Pape Gueye nekk président ADEPG Alliance pour le développement de l'élevage Pikine Guinaw Rail judd le 25 décembre 2017 le 14 mai bii di ñëw incha allah ci la ñuy am 1 an donc élevage rek moo nu ñor lii ñu def nag defuñu ko dara dañoo bëgg pour suñu mag yi nga xam ne ñoo nekk suñu doyen yi nekk suñu ginnaaw suñu parents yi nga xam ne ginnaaw yàlla ak yonent bi lu ñu xam ci élevage ñoom la ku mel ni maa Ibra Diagne ak sama papa père Djibi Wade Dame Lo Soubérou Diakhaté grand Aboukan président Aboukan donc Omar Sow président Renadis ñooñu ñoo xam ne li ñu bëgg daal dinaa leen ko yóbbante mooy bëgg nañ ngeen liggéey éleveurs yëpp nekk benn ñu leen koy ñaan yóbbante la ñëpp bëgg benn foo leen bëgg a dem fu éleveur bu ndaw bëgg a dem dem fa xam naa loolu la ñuy yem mais ñu ngi leen koy ñaan directeur yow nga def ci ay jéego ba éleveurs yëpp nekk benn bokk ndey bokk bàyyi parce que loolu moo ñuy dimbali te ay ndaw lan te bëgg na bu ñuy jaaree ni jaar ñee donc maa ngi leen koy yóbbante xam naa loolu fële woon wax ko parce que éleveurs yi bëgg nañ ko waa ADPG tey bëgg nañ ko képp ku nekk éleveur tey nekk Sénégal nekk kàngam ci élevage sol nañ suñu daal dem seeti la pour waxtaan ak yow kon donc Kocc ñu ngi ñaan yàlla lii ñu dégmal di première édition te waa ADEPG créé ko ñu ngi ñaan yàlla dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin du ma terminé nag te santuma samay mbokk parce que ku xewle woo say mbokk ñii toog ñëpp samay sœur lan ñii samay cousine lan ñii samay mag lan madame la présidente Laga Anne mi nga xam ne tamit mooy présidente famille Mor Thiaré Gueye te ma bokk fa ñu bokk gaño nga xam ne samay lépp lan maa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah ginnaaw loolu maa ngi sant suñu waa bureau yëpp di sant membre ADPG yëpp man maay président bi rek mais du ma ci lenn man maa ci gën a lottu xel maa ci gën a neew xel mais lépp lu ma def rek ñoom ñoo ma ko def loolu am na ñoo xam ne dinaa citer seen tur nag vraiment parce que sonn nañ ba jëni ku mel ne Ibrahima Dieye Ali Diallo vraiment sonn nañ ci bis bi sonn boo xam ne ak Aliou aussi ñu ngi leen di sant di leen nuyu leen ñaanal yàlla lépp luñ sonn ci asas bi yàlla leen ko sàmm fay ci barke yonent bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaat suñu mbokk éleveurs yi nga xam ne ñoo leen invité ñëpp di leen ñaanal képp koy sàmm lépp loo ci yor yàlla na ko yàlla barkeel ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp jërë ngeen jëf merci beaucoup ma ngi gàttal dama xel day fatu sunu maire ñu ngi koy nuyu au passage Pam Ndiamé vraiment moom it suñu premier lancement moo ñu jàppale woon ginnaaw raay xam naa maire Issa ak Tine S mi ngi ñëw ak Ablaye Diop donc ñu ngi lay sant la gërëm merci beaucoup. voilà ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñu ngi ñaan membre ADEPG yi ñu ñëw toog kon nag gis ngeen ni nga xamante ne noonu le président dalalee gan yi léegi nag maa ngi jox kàddu gi son secrétaire général mu def li nga xamante ne nag moom mooy discours bi ñu daal di continuer kon nag Ibrahima kàddu gaa ngi noonu mel ne di ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatullah waaw xam naa ne ñoo ngi nuyoo di salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokk éleveurs yëpp di nuyu suñu mbokk invité yi di nuyu suñu parrain yi nga xam ne ak marraine yi nga xam ne ñoo ànd ak délégation yi ñëw fi xam naa ne wax bi du gudd ndax wax dëgg yàlla gars yi bëggoon nañu ma def discours mais discours bi du ko damaa jàpp ne dama xel mu gàtt li président bi wax lu bari tënku nañ ko waaye dañ ciy yokk tuuti rek pour ndax guddi na ba pare ndax ñun dañu nekk ay jeunes yoo xam ne présentement nous représentons en quelque sorte l'élevage au niveau de Pikine. Nous représentons l'élevage au niveau de Pikine Guinaw Rail. Nous sommes la seule association qui habite au niveau de Pikine et Guinaw Rail. Et environ, en quelque sorte, nous représentons 30% des éleveurs qui vivent au niveau de Pikine Guinaw Rail. Donc notre ambition, c'est d'essayer d'élargir même l'association, permettre à tout un chacun, à tous les éleveurs de venir adhérer au niveau de l'ADEPG. Parce qu'on a un programme, on a des projets même. J'en ai parlé avec monsieur le maire, si vous vous rappelez. On a échangé sur cela. Et vraiment, nous sommes très ouverts pour parler sur ce projet. Et on a des techniciens, des gens qui sont très avertis pour vous expliquer de manière technique la situation, pour vous dire de manière technique le projet que nous avons l'intention de faire au niveau de Pikine Guinaw Rail pour amoindrir au moins le chômage au niveau de Pikine Guinaw Rail, parce que présentement le métier de l'élevage est devenu un métier pour certains jeunes qui ont l'intention d'y travailler et de gagner leur vie. Et nous avons l'intention même, nous avons l'initiative
de les aider par le biais, par exemple, de nos autorités qui sont là. Et vraiment, monsieur le maire, je vous invite, nous vous invitons pour un projet, pour faire devant vous, cela va de soi, pour ñu mën a toog waxtaan, parce que projet yi mi ngi fi xam nañ ko te bëgg nañ ko te gis nañ nit ñu ko mën a def ñoo xam ne mën nañu teg ci yoon pour nit ñi, parce que dafa jot présentement ñu dimbali jeunes yi ci élevage, parce que élevage fii Pikine Guinaw Rail dafa am ay réalités yu fi am te ñun bëgg nañ ci jouer su notre rôle, parce que présent au niveau de nous savons que l'élevage dafa am potentiel tu rëy, mais ñu bari explorer ñu ko. moo tax ñun ñi ngi invité ñëpp di ñaan gars yi ni ci ñëpp jàpp ñu ñëw ñu ubbi nañ suñu buntu ñëpp pour ñu liggéey ànd ñëpp liggéey ci élevage bi jëm kanam. maa ngi siyaare ñëpp di siyaare suñu mbokk yi di siyaare suñu parrains yi di siyaare waa Renades di siyaare monsieur Aboukan qui n'est pas là présentement di siyaare ñëpp wax dëgg yàlla di nuyu monsieur le directeur de l'élevage monsieur Da. Et nous savons qu'il y a des financements, nous en savons quelque chose. Nous avons l'intention, nous avons des projets que nous avons mis entre nous, des projets que nous avons l'intention de mettre sur place. te loolu mi ngi fi damay bañ a guddal parce que lépp mi ngi fi ma bindoon mais pour bañ gàtt moo tax ñu fi ko moo tax monsieur Dame ñu ngi lay ñaan ci de serais que ñu am benn audience ñu ànd ak les gens qui sont ñu am xam-xam ci loolu ñoo xam ne waxtaan nañ ci ñu ànd ak le bureau ñu toog ñu waxtaan ci ñu ngi siyaare ñëpp merci beaucoup jaa ngeen jëf gaay thème bu am solo muy toxémie de gestation. asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama mbokk éleveurs yi di nuyu mbootaay jigéen ñi toog fi tey parce que jàpp naa ne ñu ngi toujours non jeexal nañu mois de mars bi parce que yaakaaroon naa ne maa ngi mois de mars ba léegi parce que moo nekkoon na weeru jigéen ñi. di nuyu président Pape Gueye ak képp kuy mbokk association yoo xam ne ñu ngi fii di nuyu surtout la délégation conduite par le docteur Dame Sow nga xam ne moo fi toogal tey jii nii madame le ministre nga xam ne lépp lu ñuy yëngu di dem si biirum élevage ministère toog na yónnee ay ndaw te mu koy rafetlu man nag waxtaanu tey dama si am mbégte à double titre benn bi dama fi toogal sumay autorité parce que maa ngi liggéey si benn société bu ñu naan Sedima boobu nekkal fi tey directeur commercial su ndogalu directeur général bu société bi nga xam ne ñin ak waa ADP association bi maanaam dañu tënkoon benn convention te ba léegi ñu ngi ànd fas yéene liggéey te su lu ñu liggéey noonu depuis pratiquement at defe naa ne Kocc mi moo bokk si ñoo xam ne mi ngi la ñuy encadré nekk na loo xam ne benn dañu bëgg su ñuy defar loo xam ne muy ripaas te nga xam ne que éleveurs yi ñoo koy jëfandikoo dañu lëkkaloo ak association yi pour que produit bi jóge usine bi jaar ñëw directement ci biir association yi je pense que loolu nekkoon na benn mëbët boo xam ne association yi yëpp xam ci doon taxaw et à travers cela ñëw jàllale foofu noonu liggéey ak association bu mag boo xam ne moom moo boot tey jii nii association bu waral tey ma di ko feddali tey représenté par le président Djibi Wade muy l'association Renades boo xam ne c'est un cadre boo réunir l'ensemble des associations sœurs pour mun a ànd ak ñoom liggéey ak ñoom signer ay convention ak ay partenariat ak ay sociétés yu mel ni ñun ak yeneen pour permettre tey jii nii luy cadre développement élevage ñoom ñu koy mën a def te loolu vraiment maa ngi siy remercier
le président Omar Sow nga xam ne tey il est représenté par le président Djibril Wade parce que jéego yooyu noonu ñu ngi siy dox te je pense que loolu bokk na si loo xam ne war na mën a dooleel élevage war na mën a dooleel élevage à l'intérieur de ces zones. Pour dugg rapidement dans le vif du sujet tey waxtaan bu mel nii nekkul rek ñëw wane lu éleveurs yi di liggéey dañu wax ne dañ si profito animé si tuuti cax boo xam ne man damay am benn pàcc bu may dugal sama beneen naataango bi nii muy ñaa jàllo moom it daal di ñoo mën a xuus wax lépp loo xam ne mbirum élevage comme bu ma war a mën a jural góor yi ak jigéen yi donc l'impact socio-économique mais man dans cet impact socio-économique boobu man dama siy jéem a jël tuuti lu ñu tuddee impact économique bi maanaam tey yarum xar ñu koy tuddee élevage de mouton de case nga xam ne tey élevage boobu éleveur yaa ngi koy def su benn gétt bu nekk suñu biir kër naam am na ay jafe-jafe yu ñu dund dinaa si dugg léegi xuus mais baax na encore balaa may dugg su impact économique boobu ma fàttali ne éleveurs yi ne tey waxtaan bi ni benn pàcc la muy feebar bu ñu tuddee toxémie de gestation xamu nañ ko waxee su olof maanaam xeetu feebar la boo xam ne su dee su nit la xaw na jege lu ñu tuddee hypoglycémie maanaam xeetu hypoglycémie docteur suukar bu manqué te nga xam ne su duggee su nit am na lu muy def su nit feebar bi ñu ngi koy woowee naa ne encore diabète voilà gis ngeen de des fois su ma demee ba xuus xaw a taxaw tuuti rek damay gestu yaakaar naa ne tamit moom képp ku wóorul sa bopp moom soo amoo gestuwaay tamit amoo wéeruwaay tamit doo mën a dem heureusement sama ginnaaw bi yëpp suma wéeruwaay yaa ngi fa mais baax na aussi ñu fàttali leen ne lan mooy xar parce que éleveur boo fi laaj lan mooy xar mu ne docteur Ba yow xanaa yow da nga man ma judd su xar màggee su xar yaroo su xar nga may laaj lan mooy xar mais baax na aussi di ko fàttali xar mooy mbind boo xam ne maanaam jur la boo xam ne ñu ngi ko tuddee un ruminant su tubaab mooy loo xam ne dafay duñu kon tey feebar bi ñu bëgg a waxtaanee te muy faral di dal xar yi bokk na su lu ñu tuddee feebar yoo xam ne que tey soo jëlee fukki feebar yuy faral di dugg si suñu biir gétt yi tey lañu suñ koy peese feebar boobu noonu maanaam les maladies métaboliques bokk nañ si juróom-ñeent yi nekk nañu les maladies métaboliques feebar yoo xam ne su lekk lay jóge est-ce que dégg ngeen bu baax lu ma wax su fekku feebar yi faral di dal suñu xar yi à part tétanos lu si ëpp feebar yoo xam ne ñu ngi leen tuddee les maladies métaboliques feebar yoo xam ne su lekk lay jóge lekk bi manqué lekk bi ëpp mën a jur ay jàngoro parmi ces maladies métaboliques daf si am ay ferñeent yoo xam ne su manqué si biir xar baaxul su ëppee si biir xar baaxul mais ma ñëw sax su laaj bu ma leen laaj lan mooy xar wax naa leen nekk c'est un ruminant day duñ kon su ñu nee ruminant la lekkam par jour dafa am ñetti mbir yu ko composé muy ndox muy ripaas muy ngooñ ndox ripaas ngooñ su ma nee ripaas sax mun naa si sax yokk ne lu xaw a niroog ripaas pepp nu koy tuddee en général les concentrés mais su ñett yooyu yëpp lu si ëpp solo su xar du ndesutu ceeb bi du ndesutu suppame yi du yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy faral di ko jox si ña xar yi déedéet ngooñ bi la moo tax sànq ma ne leen luy duñu kon nag luy lekk ngooñ muy xar moom moo war a mën a ëpp su alimentation ma tënk rek ne leen tey keroog ba ma demee Saint-Louis Rufisque dama si waxtaan ak éleveurs yi ma leen doon cax ma ne leen balaa ñuy wax waxu alimentation bay wax waxu feebar il faut ngeen fàttali ma dara ma laaj leen dara ne leen tey xar bu nekk suñuy xayma ñaata la war a mën a lekk su bés bi muy ngooñ
muy ripaas ak yeneen ferñeent yu ñu ko war a ba nag ñaata kilo lañ koy jox ñii ne ma kilo ñii ne ma liibar ñii ne ma kilo liibar ñii dem ba xuus ba 2 kilo ma ne lii ñëpp mun ngeen wax dëgg mais ba léegi taxul leen ma lan moo tax yow nga joxe 2 kilo kii joxe liibar keneen ki daal di joxe 2 kilo peut-être poos yi ñoo 10 ñii poosam 10 na mu daal joxe 2 kilo kii poosam oyof na mu daal di joxe liibar mais est-ce que tey jii ne xam ngeen ne jur boobu ñun ñu daal di yor am na lu muy soxla bés bu nekk ñun tuddee les besoins boobu nag suñ ko xamulee kon doo xam lan nga ko war a mën a jox li ngay war a tollanti ak loo xam ne nga ko war a jox loo xam ne que jarul tollanti kon nag soo xamulee lan la xar bi di soxla bés bu nekk jafe-jafe ba ngay am sa yaakaar ngay am sa xuus ngay demaale bu boobaa da ngay joxe rek di lambaatu mën nga lamb na jot mais mën nga lamb bañ a jot ay jafe-jafe yu muy jur ay accident lay ëpp lu muy joxe muy benn comme que tey thématique bi dañ ko xaw a xuus moo tax ma ne leen mbir bi yëpp su lekk la jóge ma ñëw léegi nag su luñ mooy toxémie de gestation feebar la boo xam ne xar bi dafay manqué suukar ah gars yi ngi may xool de di naan may xar ak suukar te ban xar lay ëpp lu muy dal xar bu jigéen ba ba nag mu nag gëstu su jigéen ñi nag parce que ñoom ñoo yor kër yi temps en temps di toppatoo xar yi xar bu jigéen lay ëpp lu muy dal feebar boobu noonu du dal xar bu jigéen xar bu góor xar bu jigéen boobu muy dal mooy xar boo xam ne dafa ëmb ah mbir yaa ngi commencé leer de xar bu jigéen bu ëmb mais ban xar bu jigéen bu ëmb xar bu jigéen bu ëmb boo xam ne dafa sore su ëmb mbir yaa ngi leer de comme que dem na ba sore su ëmb ba nga xam ne que feebar bi dugg na ci biir yaram ji léegi lan mooy conséquence bi benn mën na fa jaar bàyyi fa bakkanam donc nga ñàkk xar bi nga def ci ay millions def ci ay centaines de mille defar ba mu baax ba muy waaj a jur jaar foofu noonu bàyyi fa bakkanam te suy dem bakkanam day yóbbaale beneen bakkan nga porte mbote bi yaay ji feebar boobu mën na dem ba jàpp xar bu jigéen boobu noonu su demee ba ëmb ba pare maanaam doom bi mën nañoo judd bañ a génne bakkan maanaam judd walla ak bakkan ngeen baal ma sa olof bi de maa ngi pël buy làkk olof moom xaw na kéemtaane tuuti. ñetteel bi xar boobu bu ndaw bi mbote bi mën na judd yaay ji daal di ñëw nag bañ na am kattan ba su amulee kattan ni mu waroon yore mbote bi dootu ko mën a yorete encore du ko nampal meew bu waroon wàcc dootul wàccate encore gis ngeen conséquence su feebar bi moo tax sànq lu du ñaan jàllo di ñëw waxtaanee léegi mooy impact socio-économique bu muy am mais man si biir élevage bi mais moom auprès des populations muy góor ak jigéen. ñàkkum suukar boobu lan moo ko ànd si biir xar bi parce que tey lu ñuy seetlu mooy su ñuy faral di xont suñu xar yi dañuy ñëw rek di def comme kër yi teg benn bool jël aliment bi teg jël ngooñ bi teg bay xar yëpp daal di ñëw xuus dem si xar bu góor bi ñëw lekk xar bu jigéen bi ñëw lekk mbote bi ñëw lekk ak ñëpp te ñëpp kenn bokk sax sa morom soxla mbote bi lu mu soxla bokk na wutee na ak bu mag bi lu mu soxla wutee na ak xar bu jigéen bi lu mu soxla wutee na ak xar bu jigéen boo xam dafa ëmb ba sore si biir ëmb. kon nag loolu nag yow mi di éleveur bi soo ko xamulee kon yaa ngi àndil sa bopp jafe-jafe moo tax sànq ma laaj leen est-ce que xam nga lan mooy xar nga ne ma waaw est-ce que xam ngeen bëgg-bëgg xar yi gars yi di ma naan non c'est-à-dire ma ne nag kon nag loolu mooy tax te bu boobaa xamoo lan la xar yi soxla nga ñëw su mëndoo leen jox leen ñii lekk mu ëpp ñii lekk mu manqué te bu boobaa nag problème bi fa lay commencé di dem léegi nag nan la ñuy xamee xar bu am toxémie de gestation lan mooy mandarga